gane si àdduna fukk fan ak ñaar ci weeru janvier atum 1958 ca Dagana docteur en informatique la ancien député it Oumar Sarr di maire bu Dagana jaar na ca lycée Thiers bu Marseille atum 1976 jàpp atum 1978 waaye jànge na doon étudiant ci école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise atum 1978 jàpp atum 1981 ci weeru juillet sax atum 1981 boobee mu am diplôme ingénieur am moom Oumar Sarr am na DEA ci université Pierre et Marie Curie Paris 6 laata loolee nag amal na étude militaire ca Burkina Faso waaye am bac série C moom Oumar Sarr jot naa jàngale ci université Paris 12 Créteil waaye doon consultant ci aéroport gi nekk ci dëkk googee Oumar Sarr jot it doon professeur permanent ci Institut africain d'informatique ca Gabon atum 1989 jàpp atum 1990 des na ci Sénégal ci at googee waaye bokk ci département génie informatique bu école supérieure bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar bokk sax ci SAES ci at googee Oumar Sarr ancien membre association des étudiants sénégalais bu France la waaye bu fédération des étudiants d'Afrique yi noir yi nekk ca France loolee mu jot sax kaa jiite atum 1981 jàpp atum 1985 moom Oumar Sarr dugg na ci parti démocratique sénégalais atum 1993 jàpp atum 1994 doon na it ancien membre Ligue communiste des travailleurs Oumar Sarr ancien ministre de la pêche ndax bokk na ci gouvernement gu njëkk nga xam ni kon Maître Abdoulaye Wade samp na ko gannaaw gi it mu doon directeur général bu SICAP ba 2005 atum 2007 ñu tabb ko mu doon ministre de l'urbanisme de l'habitat et de la construction 2009 mu amit yeneen yoo xam ne ni toftal nañu ko ci ay département muy hydraulique ak assainissement Oumar Sarr coordonnateur bu parti démocratique sénégalais du des gannaaw nag ci combat gi nga xam ni kon parti bi mu ngi koy amal lépp ngir kon ñu mën a toogaat ci bopp réew mi taxawu askan wi moom Oumar Sarr ànd ngëm-ngëm ca la nga xam ni kon mu ngi koy amal muy politique ak yeneen liggéey yoo xam dina koy amal. ñu ngi nuyu di leen sant ci teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat ñu ngi fi nga xam ne mooy hôtel Fana sunu partenaire yooyu ñu leen di nuyu ñoom itamit ci qualité partenariat bi waa ñoom colonel Lam ak madame Ndour ñoom Jules ak personnelu hôtel bi yëpp suñu invité mbokk yi gis ngeen ko ci portrait bi Mame Birame Diouf def ci moom muy l'ancien ministre Oumar Sarr di le maire de Dagana di aussi koo xam ne mooy secrétaire général adjoint bu parti démocratique sénégalais te kenn dootu ko présenté ci mim réew ñu ngi ko dégg nag bu baax a baax monsieur le ministre ginnaaw bañ la nuyoo jaajëfal ci ni nga nanguwee suñu invitation ñu bàyyi la nga nuyoog àddina particulièrement waa Dagana xam naa ñoo gën a nekk sa xol. waaw dëgg la maa ngi lay nuyu bu baax ay Aïssatou di la gërëm di nuyu sunu mbokku wàllo yëpp ñoo xam ne ñoo ngi may déglu di mbokku Sénégal yëpp mbokk ñoo xam ne ñoo ngi ci parti yi ak ñu nekkul ci parti ñu nekk PDS ak ñu nekkul ci PDS di kontaan si lu nu daje xam ngeen ñëpp xam nañu wax naa ko plusieurs fois bu suñu dajee fii suñu relation puisque sa papa sama papa la aussi ñu amoon relation bu rafet mu nekkoon sama xaritu benn bakkanu turando sama rakku papa et loolu relation bu dëgër la ba nga xam ne dara mënu ko yàq xanaa dee rek moo ko mujj yàq ñu koy profiter pour jaale ko parce que sa papa am na liggéey bu bare bu mu defoon si biir Waalo ñu ko gën a xam xëy na sax yéen yow xanaa ni ñun ñoo la gën a xam yaakaar naa ni si yenn yi parce que Pape Adjoumou Fall bon d'abord bien sûr nit ñi xam na ni écrivain la bind na ay poème mais militant Waalo te bëgg Waalo gëm Waalo xam histoire Waalo xuloon ni sax yenn saa yi mais yëpp te bëgg Waalo teg Waalo si kaw et loolu moo tax vraiment ñu koy rendre aussi un hommage maa ngi fàttaliku c'est son recueil de poèmes là les plus viables sama yaay la ko di voilà c'est des très beaux poèmes et donc loolu aussi vraiment ñu koy fàttaliku di ko ñaanal yàlla xarit àjjana. amiin Oumar ñoo ko bokk yow sama mbagg sama frère te yéen a bokk aussi Waalo defe naa Waalo moom ku fa juddoo rek màggee fa mooy nekk ci sa xol et li nga wax nii touché nañu torop bu su ma taxawee nag xam naa émission bi fi lay nar a yem donc bu ko defee ñu dugg kon monsieur le ministre ci biir xolu émission bi ñu commencé ko ak i tamit beneen tiis muy rek gis nga crash hélicoptère
bu armée boobu na mu ko defee kon ci àll bi ñu génn la fa génn ci ay mort lu toll ci 8 ak i tamit 12 blessés enquête sa ubbi nañ ko ci loola xanaa ñu àndandoo rek jaale ko askan wi mi nga xam ne ñoo ci loru ak ñi lorule. waaw xanaa ñu jaale ko mbokk yëpp Sénégal yëpp. parce que jaale ko président jaale ko armée aussi. Parce que ay militaires am na ay militaires yu bëri yu si nekkoon. aussi ay civils nga xam ne aussi duñu jóge woon Casamance. tiis accident bu métti la. tiis la pour Sénégal yëpp. et ñu ñaan yàlla rek yu mel nii vraiment bañati fi am si dëkk bi. amiin 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 te yéen avion boobu mu mel ne yéen miin ngeen ko bu baax yéen waa PDS ndaxte Magal Touba bu mujj bi yow mi ci nga bokkoon ci délégation Maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne ñoo doon dem ziyaare ji kon foofu Touba muy MI 17 su ma juumalee donc xanaa yéen seen cimikaay baax ba ngeen échappé ci loolu boobu wala boog seen app baa jotagul woon. app bi réglé xam nga yàlla moo yore programme moo yore programme sunu app moo eggul woon xamoon nañu xëy na xamoon ndax même personnel bi ñoo si nekkoon wala mais en tout cas personnel yi ñu amoon nekkoon ak ñun c'est des personnel vraiment ku xam liggéey ñu xam seen liggéey recevoir nu bu baax ensuite vraiment liggéey bu rafet bu nu gisoon foofu j'espère que vraiment du ñëpp ñoo jiitu mais di leen ñaanal daal moo gën voilà ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax di masawu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokk ña loru ak i tamit ña nga xam ne blessé nañ si suñu xel ne dem bu baax si suñu rakk boobu Louis Philippe Sagna ma nga xam ne suñu naataango moom i tamit alhamdulilah bokk na ci rescapé yi ma nga foofu ca RTS ñu bokkandoo sisti may magam di ñu kontaan daal ci la nga xam ne rëccee na ci di ñaanal tamit képp koo xam ne rek loru nga ci boobu lay jëyee ak ñi nga xam ne daal ñoo ca aju yëpp ñu leen di jàll donc monsieur le ministre ñu dugg kon ci biir émission bi ñu weesoo loolu ñëw ci yow sa bopp da nga gëj a génn ci gëj nga def émission gëj nga def sortie te loolu nag dama xamul ndax législative yi nga xam ne moom la ñu mujjee génn te nga perdre bataille waalo bi ni ñu ko mën a waxee ndax yow yaa nekkoon dinosaure boo xam ne yaakaar naa ñu bëri dafa naa enseignement bu gën a bëri bu gën a fort bi nga xam ne bokk na ci li ñu jëlee ci législative yi mooy la nga xamee ne noonu nga ñàkkalee boobu département la xaw ma commune yi xaw ma nu ñu koy waxee mais ni nga daanu boobu nga di jël bi nga ci jël daal jaaxal nit ñi xaw ma nag moo tax nga duggaale noonu rek benn léthargie wala daal lan moo waral pettaaral bi ak ci sa xalaat lu tax nga ñàkk li nga xam ne mooy sa département boobu la. D'accord, bon Aïssatou d'abord ma gërëm ci question boobu parce que c'est vrai que gëj naa génn ci yenn émission yi ci télévision yi mais depuis juillet 2017 ñoo ngi ci langue politique bi ñoo ngi ci biir parti bi ci biir coalition yi ñoo ngi liggéey pour gën a taxawal PDS gën a taxawal sunu ay coalition yi gën a liggéey pour daaneel Macky Sall en 2019 loolu moo tax bon liggéey boobu yenn saa yi nga feeñ yenn saa yi nga feeñ ci télévision yi ci rajo yi yenn saa yi nga nuur parce que am na liggéey yi nga xam ni xëy na du liggéeyu biti daal il faut nga tissé yenn yi gën a bon donc bon élection législative yi c'est vrai lu am solo la woon parce que duñu yaakaaroon en ce moment là que daanu mën a daaneel même Macky Sall duñu bëggoon opposition yëpp mën a ànd comme ça ñu liggéey daaneel Macky Sall loolu mujjuloon antu opposition yi mujjee divisé finalement bu ñu demee ci élection yi man maa ngi bokk suñu choisiroon dem ci liste départementale yi mais d'abord avant ñu wax ci résultat yi suñu xam ni bu jour boobu le 30 juillet 2017 xam nga presque mën naa wax ni amul élection ñu bëri jotul noonu seen carte am ña xam ni duñu dem voter amuloo carte d'identité amuloo carte d'électeur dem voter ci turu beneen nit am ku nekk di jël ay nit yu bëri déplacer leen ñu dëkkul par exemple ñu dëkkul ñu wàllu jóge Touba jóge feneen
ñu ñëw yóbbu leen ni ñu voté si te loolu tam jóge wala indi leen Mauritanie ñu ñëw voté si wàllu yu mel c'est-à-dire kenn mësul gis lu mel noonu c'est-à-dire nguur gi je pense te ba tiitoon déjà et ensuite ay ña nga xam ni ay faussaires noonu nga xam seen liggéey mooy sàcc élection ñooñu gën a dugal seen loxo si liggéey bi et yàq vraiment élection c'est-à-dire ñu ragaloon sax Sénégal jóge foofu tàkk parce que am na département yi nga xam ni nu mu demee soo analyser bu baax a baax xam ni nguur gi normalement moo pertoon que jékki saa rek ñu wëlbati résultat yi wane na ni vraiment Sénégal am na yàlla daal moo téye Sénégal ba Sénégal tàkkul si bés yooyu si wàllu c'est vrai que man dama jëloon sama responsabilité dama ni man damay dem ci liste départementale parce que est-ce que du erreur parce que liste nationale bi moo gënoon confortable gën a wóor waaw c'est sûr que sama demoon liste nationale tey jii danaa nekk député mais danaa raté benn occasion parce que xam nga man nag wàllu laa dégg dama bëgg sama comme sa ñoom pap rek dama bëgg sama dëkk bu baax a baax et xam wàllu aussi bu baax a baax am na commune Dagana mais dëkku wàllu yóbbu dëkku wàllu yóbbu mbaan enfin y a quand même 11 communes yi nga xam ne ñoo ngi ci biir département bi te pour gagner il fallait que quand même nga am résultat yu baax si ay dëkk yu am solo bon ñu xamoon ni pour gagner foofu dafay metti mais au moins c'est-à-dire duggaat xam nga wàllu dafa am histoire ba nga xam ne nun duñ si en tout cas man dama kontaan si sunu histoire parce que histoire yàgg na am na ñu bari ñu si bind mais duñu mos a bañ am na nga xam ne kenn mosuñu ko duñu mos a bañ daal kenn duñu tooñ waaye bañ ko lañu dëgg la waaw nooteel moo nekk yàgg bañ waaw kenn duñu tooñ donc histoire boobu am na un moment donné de l'histoire ñu dem tubaab yi vraiment di ñu tooñ ñu doon xeex tubaab yi di ñu tooñ mu am ay yenn saa yi sax ay insurrection yu am ay xeex bon yooyu am na si biir wàll yenn saa yi ñu ñëw fusillé sax ay tubaab yi ñoo xam ne moom comme nii rek ñoom yore nguur gi ñëw fusillé par exemple je me rappelle yàgg na ça fait plus de 100 ans mais ñoom Ndiouga Fati à Rosso jàpp ay responsable wàllu ñoom Birane Gueye ñoom Madiaw Ndiaye je les connais tous parce que xam nga donc ñoom ñëpp ci ñu jàpp leen rey ñeneen ñu yóbbu leen ci àll ba ñeneen ñu yóbbu leen Gabon yóbbu leen Côte d'Ivoire ensuite Sidiye bu mu ñëwee Sidiye Ndaté yàlla xam ne moom mooy suñu dernier héros Sidiye Ndaté lañ yóbbu ko moom Gabon bay mu foofu la mujj fato donc histoire wàll tëba xóot en même temps mooy histoire bañeel c'est-à-dire que ñun duñu mos kenn musuñu ñëw rek yeew rek non ñun kenn musuñu def noonu donc loolu aussi il fallait que ku mel na man xam ni man espèce de transition là entre yenn génération yi nga xam ni xam na noonu bu baax nu mu doon demee man ma xam ne jàng naa ko aussi gëstu naa xam naa yu bare gëm aussi xeex bu mel na xeexu Sidiye yu mel noonu bon il fallait que ma duggaat man ci mu bopp sama demoon campagne nationale daan dem fu nekk mais du ma duggaat si yenn village yi xoolaat sama ay mbokk yi duggaat histoire bu baax et j'étais très content vraiment content naa bu baax si la ma duggee si village yooyu yëpp bon maintenant il fallait ñu am ay résultats yi am nañu village yu bare gagné nañu ko am na ay communes yoo xam ni gagné nañu ko mais gagné wuñu département bi commune Dagana sax duñu mujj perdre ak quelques voix commune Dagana et là vraiment xam nu lu tax parce que aussi soo ñëwee waa Dagana yëpp suñu ñëwee voté nga dem indi carré nga xam ne ñoo ëpp ñu dëkk ñu waa Dagana loolu lan la si waa Dagana ñuy def lu nu mën yëpp xanaa nag leen moo desoon mooy xeex ak ñoom xeex ak ñi nga xam ni ñëw nañu ñu wàlligaan yi daal ñëw nañu pour xeex résultat wu Dagana mais Dagana suñu biir suñu comté ñu fa dëkk ñu fa bokk xam nañu baax ku man sa morom donc défaite la woon électorale mais victoire la woon te xam naa ne prochaine élection daanu jël yeneen matukaay ba nga xam ne yu mel noonu du fa amati su fekkee man maa soxla man wax sax xëy na bon mën naa leen ko bàyyi loolu mais su fekkee réew mi moo soxla dëkk bi moo soxla neneen lay demee du demee comme nu mu demoon. waaw parce que kon retiré dafa gis ay jàngat yoo xam ne. daf la am na daal solo ci lu mel noonu. oui absolument léegi mais Oumar défaite boobu
ñu bëri nañ si jàngat ne am na lu mu wàññi ci sa leadership ba si sa biir parti. gis nañu ne Maître Madické Niang évidemment moom mooy leen toogal moo yore groupe parlementaire ba ca fa nga xam ne mooy assemblée nationale président Wade ba ngeen di dem Touba ci délégation ba ñii nee nañ lapsus la wala waxin la ak nangam waaye daf ko présenté comme numéro 2 ñu bëri jàpp si ne amoon na créé woon na benn malaise ndax ba yow nga gisaal ci sa bopp loolu am na wala amul. boo xam ne d'abord waaw xam nga man maa ngi nekk Dagana maa ngi maire Dagana depuis léegi 96 laa nekkoon maire. am presque 22 ans maa ngi nekk maire Dagana. xam nga liggéey bu am solo la bu yàgg la. si élection yi passé d'abord dama lay wax man nag Madické musul am benn problème suñu diggante man ak Madické vraiment on est 2 frères. ya nga xam ni su yu bëri du ñuy waxtaan bu sore. nit ñi xamul xam nit ñi du ñuy jég saa rek gis du ñu xam bu baax relation ñaari nit. yu bëree bëri amul dara la nga xam ni def naa ko c'est waxtaanu si c'est waxtaan bu sore bu sore mu nekk donc sama frère nekk sama mag nekk aussi ka nga xam ni am na confiance su président Abdoulaye Wade am confiance su Karim Wade am vraiment aussi nit yu bëri nga xam ne aussi ñoo ngi kiy jàppale ñoo ngi jàppale di ki jàppale si liggéey bi loolu bon mooy musul am nit ñi duñu wax lu leen neex mais président Abdoulaye Wade bon tey jii man depuis le congrès man maa nekk secrétaire général national adjoint kooku bon ma digg xam na ko bon loolu la musul am problème ñii ñoo wax mais musul am vraiment problème. mais yow sa leadership dafet bay yàqu si dara wàññi si dara doo nga jàpp. non mënu si parce que mënoon naa dem ni maa ngi dem liste nationale hein kooku som que président Abdoulaye Wade par exemple loolu la ma laajoon dafa doon wax kaay dem liste nationale man maa ni ko oui man maa bañ man maa ni man je préfère dem ñàkkante ko fële si département Dagana dem ci wàllu sama mais rëccuwoo ko nii rëccu mo non pas du tout au contraire su ma doon defaat suba moom waa boobu laay jëlaat waaw waala nga xaw dëgër bopp nag boobu laay jëlaat loolu jikko waala gis naa ko foofu alors Omar mu am beneen boo xam ne bu ñu pose foofu tuuti ñëwaat ci yaa ngi tudd léegi Karim Wade fi mu ne actualité bi mooy teesante ba am diggante avocat Karim ak avocat état bi mu aaju ci la nga xam ne moom la cour d'appel bu Paris wax ne débouté état du Sénégal ci xam nga nu ñu ko waxee ci olof confiscation bien Karim yi nekk foofu léegi nag avocat bu ñii di tàccu mooy avocat Karim yi ñi ngi tàccu ne loolu dafa nekk benn victoire la avocat état yi ñoom jàpp nañ ne ñii dañuy manipuler opinion bi parce que en réalité cour d'appel bu Paris jugement bu mu def c'est dans la forme c'est sur la forme et non dans le fond parce que ñoom amuñu juridiction bu mel ne CREI yi moo tax mënuñoo appliquer wala boog ñu confisquer ay biens yoo xam ne ni juridiction décision boo xam ne juridiction bu ko génneel ñoom reconnaître ñu ko donc loolu loo mën tegal Sénégalais pour ñu gën ko comprendre. bon d'abord xam nga bon ku ñëw di wax ni Karim Wade ak avocat yi amuñu ndam foofu. xam nga da nga bëggee nax Sénégalais yi. parce que problème bi lan la d'abord mooy ñoom duñu condamné nii fii ni CREI condamné Karim Wade fii ci Sénégal ñu ni suñu condamné fii Sénégal par exemple soo nit ba nga xam dafa sàcc fii Sénégal ñu condamné ko mu am alal feneen da ngay jël yeneen avocat contacter tribunal foofu pour lu mu am foofu mu fayee ko fii donc il faut que ñooñu reconnaître ni loolu nga wax sàcc la dëgg la mais tribunal Paris te buy njëkk xool mbir mi ñoom waa Sénégal du ni Karim ak ñoom ak xaritam yi ak ñoom Bourgi am nañu ay alal yu bari yoo nga xam ne ñoo ngi Paris ñu demandé ñu delloo leen ñu nangu ko jox ko état du Sénégal France xool droit nii vraiment lii nag lii du jugement que lii xëy na politique moo si laxasu mais du droit su dul droit ñoom mënuñu la nga xam ne politique rek la jël ko appuyer sur loolu pour nangu alalu jàmbur ñu ni ñoom premier jugement ñu ni loolu ñoom mënuñu ko def Sénégal nii xëy na yéen dégg comprendre leen bu baax nii France comprendre leen bu baax kaay ma jox leen dossier bi indi dossier bu nekk ñëw teg France xoolaat ni wax dëgg yàlla lii du droit parce que droit da ngay nit bi tabay wax
te bay am jugement. mën a def appel mën a wax yenn yi joxe preuve yi mais par exemple ñoom xam nga lu ñuy wooyee bon charge de la preuve da ngay ñëw ñoom ñoo lay wax ni. yow nga war a prouver. yow yaa war a prouver. ah yow yaa war a prouver alors que boobu mënul am feneen. si beneen juridiction. xam nga ku dem gis naa seen benn avocat dem nii sax France ba tardé si par rapport au Sénégal. xam nga quand même di xam nga nax nit ñi tax nit ñi leen teg nax ndum quoi. bay digg ñu nga xam ne si France. te ba tardé si Sénégal si mbirum. yoon ak yooyu yoon quand même bon vraiment je pense que lu am solo la. Karim am ndam si France. am ñaar yoon ndam si France. wane na jugement au Sénégal te ba xajam. te ba xajam créé lu ñu def jugement du droit. lu ñu def loolu politique la. rek pour éliminer ña nga xam ni du leen di gêner si ay élection wala si yu mel noonu. loolu la wane jugement boobu Sonko ndam la vraiment pour yéen ba ca des mooy ba tey ci Karim xëy nañu suba journaux yëpp bind ne. État du Sénégal dafa plaindre au niveau de Doha ci agissement wu Karim Wade yi mooy nam lañ di recevoir yow mi yaa ngi nii bëri nga tànk loolu Doha foofu ngeen defee ay genre yenn comité directeur yi foofu ngeen koy tenir naka noonu aussi Karim yenn déclaration yi nga xam ne day toll foofu di ko fa def di yónnee ay courrier ak ñoom seen ba nga xam ne Doha sax ñu ni woon nañ ko pour xaw ko fare na tuuti ci yenn tarxis yu muy tarxis loolu tamit yow mi nga xam ne ku ko jege loolu nga ndaxte ginnaaw après papaam yow yaa ca topp bu bëggoon nga leeral ko Sénégal yi ndax am na wala amul. d'abord bon comité directeur xam nga comité directeur Sénégal la mos am benn yoon rek ñu def comité directeur hors permanence su PDS mooy bu ñu ko defee tribunal. bu ñu commencé di ñu sonal. ñun ñu réunir foofu. convoqué membre comité directeur yëpp si mbedd mi. devant le tribunal du Sénégal. ñu dem ñu palais de justice ñu def foofu. suñu comité directeur ñëpp di ñu filmer. ñuy def suñu comité directeur amul dara lu ñuy nëbb. donc amul PDS tax mënoon nëbb lu ñuy def. bon man xam nga loolu d'abord. bon man dem naa Doha du mu nekk mu fa di dem benn yoon ñaari yoon fukki yoon sama soxloo Karim Wade sama soxloo papam nekk Doha papam aussi dafay dem Doha yenn saa yi sama leen soxloo damay dem Doha damay wut sama visa sama accordé visa ma dem Doha kooku moom kenn mënu ko interdire je pense benn Sénégalais bon su demee foofu Karim mu nga foofu Karim te ba libre na te bay dem fu ko neex si biir Qatar si biir Doha fu mu neex. mu dem libre de ses mouvements quoi. il est libre de ses mouvements ñun suñu ñëwee du ñuy accueillir correctement au niveau de l'aéroport. su demee hôtel saa yu ñu neexee ñu gis ko saa yu ñu neexee ñu gis yeneen sénégalais wala yeneen africains yi nga xam ne war nañu mën a waxtaan ak ñoom. c'est-à-dire xam nga lan si conditions yooyu nan la Qatar mën a di woo. Karim di ko wax non bul waxtaan di ak ay Oumar Sarr ak wala Madické Niang wala ñeneen ñu nga xam ne ñëw nañu foofu. ko xam nga abi duñu teg Sénégal la nga xam ni sax xëy na Sénégal eggul foofu. bon Sénégal quand même Qatar ngay comparé ni Sénégal bi dana mën a dem jox ay ordre Qatar. pour mu bañ a recevoir ñenn ñi nga xam ni bon ñu ñëw juste pour seeti waxtaan ak seen ay xarit. parce que quand même moom mi ngi Qatar Karim Wade mais ba léegi moom mooy suñu candidat mooy candidat parti démocratique sénégalais. donc il faut quand même mu dem waxtaan ak moom. xool fu mu toll si liggéey bi ndax mi ngi liggéey mi ngi préparé mi ngi xool luy defi campagne ëllëg ak ëllëg demuñu pour yàq Sénégal ñuy dem pour waxtaan ak moom su fekkee papaam ma nga foofu ñu waxtaan ak papaam aussi mais pour ñu gën a defandu ñu gën a takku pour ñëw ëllëg loolu moo tax ñuy dem mais xam nga Omar man ci wàllu Karim Wade mu ñëw ëllëg ak mooy suñu candidat ba léegi man foofu dama ne man PDS est-ce que yéen nekku leen di foyee seen xel wala ngeen foyee Sénégalais yi parce que Karim chaque jour ñu ni dina ñëw tey dina ñëw suba dina ñëw ginnaaw ëllëg législative dina ko fekkee nangam mooy suñu candidat musul ñëw présidentielle yi nee nañ dañoo ñëw avant présidentielle musul ñëw ci ginnaaw ci wet ga léegi ñu ni Karim mënta présenter candidature ci mim réew parce que la mu nekk casier ba la ca nekk ak i tamit la fa nga xam ne jaar na ko ci wàllu condamnation donc finalement ba ngeen taxaw fii ne Karim mooy suñu candidat ba léegi donc dama xamul yéen kan ngeen ni nax daal wala seen bopp ngeen nax. mais d'abord Aïssatou di ko démb déjà yaa ngi doon wax tribunalu Paris wax na ni lu jugement bu amoon fii du jugement wu droit jugement wu
politicien la. ñoom Macky Sall président wu APR moom moo juge moo bëggul Karim Wade nekk candidat mu def ko yóbbu ko CREI yi bëgg a nangu alalam. bëgg ko empêcher mu nekk candidat. loolu la jugement wu pare bi wane. nun duñu xool am na nu ay experts yu bëri yu liggéey si yu nekk si droit ñu xool constitution Sénégal ñu xool loi wu Sénégal ñu ni malgré lii Macky Sall def yëpp amul dara lu ko mën a empêcher mu nekk candidat à la présidence du Sénégal. Donc d'abord noonu ñu gis loolu. Ensuite ñu réunir suñu parti suñu congrès ni benn candidat nu am amuñu ñaar amuñu ñett benn candidat nu am muy Karim Meïssa Wade. Ensuite ñu jëm élection présidentielle élection législative mënoon na ñëw mënoon na bañ a ñëw am na moment donné xalaatoon nañu sax xëy na su ñëwee danañu gën a jàppale mais doon élection parce que nekkul woon ci liste bi élection présidentielle la kenn mënu ko campagnal moom mu toog foofu donc moom moo mën a ñëw campagne ak ñun campagnal boppam campagnal parti bi ak coalition bu ñu jàppale bi campagnal si ak karimiste yi ak ñooñu ñëpp il faut mu campagne leen ñu gis ko bu baax mu ànd ak ñun ci liggéey bi donc c'est sûr que ñoo ngi jëm ci élection présidentielle mën naa la assurer ni Karim Wade dana ñëw fii. mais kañ lay ñëw. xam nga nag plan wu ku nekk di nga am sa stratégie. ak ay date ak ay xam nga bon ñoo xam nañu day ñoo ngi ci presque ñoo ngi jëm fin mars bon après avril dana ñëw bon koor gaa ngi fii ak am na ñoo xam ne daal du nga koy calculer xool ban moment nu ñëw su ñëwee ndax dafay toog bañ demaat wala su ñëwee dafay ñëw toog fii ay weer demaat ñëwaat. yooyu yëpp duñ ko. plan la waaw da nga ko planifié ba mu mat plan la doo ñëw rek yëpp da koy xalaat lu nit ñi rek ñooy wax na ñëw ñu ni ko ñëwal fekk nun préwunu si lu ñuy def mais ñoo ngi suñu plan ñoo ngi def mois par mois ñoo ngi vraiment def ay jéegu pour préparer ñoom préparer ndam li mais loolu xam nga Omar kon yow da ngay firndeel waa APR yi ñuy wax ne Karim Wade moo téye boppam dowaaga mu ne non c'est xam nga téye boppam boobu lan moo fi bàyyi boppam xam nga ñoom lu ñu wax ñoom xam nga yooyu dégg ngeen ko déggaat ko bu tay ñoom wax nañu ko ci télévision duñ su ñëwee ñoom lu ñu bëgg a def du su ñëwee duñ ko bëgg a jàpp tëj loolu ñu wax ñun ni am na 100 et quelques milliards su ba nga xam ne war na ko fay su ko fayul su ñëwee aéroport nu ngi koy jàppee tëj xam nga loolu ñu koy xëbalee suñu ñëwee fekk ñun préparé wuñu pour aar ko loolu ñuy def donc ñun suñu liggéey aussi mooy aar ko si loolu suñu ñëwee ñoom lu nu mënti plan lu mënti plan seen plan daaneel ko oui parce que liggéey la noonu politique noonu la de plan contre plan te ñoom nag mënuñu suñu paree ñoom bëgg nu forcer du wax du ñëw comme ça ñun brusquement rek sans ñu paree ñu indi ko et à ce moment là ñun ñooy am kon daal du ngeen cédé benn pression la da ngeen préparé ñoo ngi préparé suñu bopp mais tamit Karim bëri na ñu génn PDS ñoo xam ne ña ngay ñaawlu mainmise bu mu am ci parti bi dowaala toog te WhatsApp am ku ne mu woo la. war na la. ma dafa fàtte woo xëy na après émission dina ma woo ndax war na ma woo nag donc ni muy woo day ñeneen ñi muy woo gënuma leen donc WhatsApp am daal la tey di woote. waaw ku ne mu woo la wax lii wax fële. ruube fii ruube fële. dégg nga jël ay karimis yi. teg leen fii teg fee teg faa. loolu sax xëy na moo gën a yombal président Macky Sall. transhumance bi nga xam comp yi muy comp yéen seen nit ñi dina yóbbu ci moom mallette boobu nga xam ne Karim Wade moo ko créé ci biir PDS mooy ku ne mu woo la ruube fii ruube fële loolu am na wala amul. non c'est-à-dire que xam nga parti yi te ba doy waar ku nekk yaa ngi am nit sax moo xaw a moo lëndëm sax xawul sax lëndëm donc nit te ba lëndëm ku nekk soo nekkee si biir parti yaa war a xam fan ngay yem ak sa gëm-gëm fan la yem. bu nekk nit yëpp yamunu soo gisee ñuy dem ñi d'abord am na ñu dem ñi yaakaar naa ni fan yi weer yi dégloo ñu ñoo ngi dem. Sada Ndiaye moom mujjee pour le moment. Sada waaw bon Sada moom après élection législative yi. la dem. bon nee na da ngeen ko toroxal kii boole na ko ci yu baax yi daal. bon xam nga ne bëgguma xam Sada sunu xarit la liggéey na temps yi xam ne métti woon na. ñëw ànd ak ñun si liggéey bi. te à l'époque aussi moo leen lijjanti loon président Macky Sall. ba nga ci bëgg a débarrassé woon am na en tout cas
am na liggéey bu am solo bu mu def. du mun may ñëw si vraiment si télévision di ko yàq. mais moom xam na ni lu yëpp demee si sunu coalition si nu ñu defee liste yi tout ça xëy na bon résultat yu nu espéroon am ci biir notamment département Matam wala région de Matam amuñu ko. mais loolu yëpp ñoo ngi ci waxtaan xool nu ñuy organiser wu. bon moom décidé na demal enfin génn si nun ñu ñoo ngi continuer liggéey bi te yaakaar naa ne xëy na du yàgg dana dellu si waat. yow sa bopp li nga gëmoo ko. saa de bee mi ngi commencé ba chocolat yéen fii ne ay xorom ngeen di lekk. mais yàggatul 2019 kañ la desatul at. kon pour yow 2019 yéen a ngeen daane. ah oui absolument. donc moom pour doon amul sax ñaari xalaat. yéen est-ce que président Macky Sall bu ngeen ko yóbbu sa second tour yéen. second tour. est-ce que dañ dem moom second tour nga bëgg a laaj. mooy question bi. kon wóorul daal. second tour wóorul daal. président Macky Sall dina apprécier. Oumar Sarr secrétaire général adjoint bu parti démocratique sénégalais actuellement ba tey ci Karim Wade ak ay karimistam maa ngi gis ci presse bi ñu lay ŋaañe sax yow di ko ŋaañaale ndax fu ñu ko ŋaañee ŋaañaale la. donc di wax ne da ngeen taxawal benn structure boo xam ne la ko tax a jóg mooy mu tëggaat seen renouvellement parti yi ak itamit lijjanti seen jaayum carte. loolu yëpp nag ngeen jël ko su boobule kuréel dénk ko Lamine Thiam. ba ca tegu mooy 95 membres xam nu ñu koy waxee ci olof nag moo ñoo fa ne. loolu muy nombre pléthorique boo xam ne sa gars yi ñu ngi koy ñaxtu. mais leen si gën a metti tamit mooy daanaka ña fa nekk ñëpp ay karimiste lañu donc pratique yu mel noonu kañ lay jeex parti démocratique sénégalais. bon d'abord kuréel boobu ngay wax am Lamine Dia moo yore kuréelu parti démocratique sénégalais yëpp. mooy le secrétaire national chargé des structures. donc suñu demee bay def ay renouvellement. moom moo koy jiitu. maintenant duñ def lu ñu wooyee commission nationale de vente des cartes. ak le renouvellement des structures. kuréel boobu moom moo war a xayma moo war a fexe bay ku bëgg a jënd carte jënd ko ñu mën a fay normalement ñu récupérer ko yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu. et ensuite suñu paree jënd carte yi ba pare ñu defaraat kuréel yi ci communes yi ci département yi ensuite au niveau national. donc liggéey bu yàgg la te am solo. c'est vrai que au début duñu waxoon ni duñuy def commission nationale boobu dafa am. ensuite département bu nekk du ñuy yónni duñ fay nommé ku ñuy wooyee superviseur mooy xool mooy xayma mooy xool ci biir département bi liggéey bi nu muy demee superviseur. ensuite commune bu nekk ñu xool ndax benn la wala ñaar ñu yóbbu fa ay ñuy wooyee ay commissaire donc am na ay liggéey bi ku nekk daal am nga ci part du kenn rek mooy def du commission boobu rek moo mën a placer carte yóbbu def non c'est pas possible. d'abord loolu ngay wax commission boobu 98 la en fait donc téeméer yu manqué ñaar non dama lay wax ci téeméer yooyu am na ña nga xam ne ci biir du ñu dem nekk superviseur nekk ci département bi am na nga xam ne ñuy dem nekk adjoint superviseur am na nga xam ne ñuy dem ci commune bi nekk commissaire donc finalement ña nga xam ne ñuy toog foofu rek bañ a dugg ci biir commune bi communes yi ak biir territoire national bi xëy na ñoom ñoo ngi am na réunion tey xam nu muy mujjee mais je pense dana wàññeeku bu baax a baax ña nga xam ne ñuy nekk ci kaw sans dem ci biir département yi ak biir commune yi. mais xam nga ñoom leen gën a metti ñi ma dégg ñuy ñaxtu mooy que encore une fois liste boobu Karim ak papaam ñoo ko tëgg fee yónnee leen ko lire ko comme lettre à la poste amul benn yëf boo xamante ni nit ñee toog waxtaanee ko tànn seen ay nit defe naa loolu moom mooy solo sa réunion bi ñu def te ñi tey mooy ñoom seen bopp ñu tànn seen bopp ay nit ak ñi leen di représenter ci boobu les commissions soumettre ko pour validation président Wade donc mu mel ne kon manque de démocratie bi nga xam ne moom la ñu bëri di ñaxtu ci biir PDS muy bi papa yaay doom ñooy dogal mooy fi continuer ba léegi papa yaay ak doom da may reeloo c'est que président Abdoulaye Wade mooy secrétaire général national xam nga aussi da ngay xam kuréelu parti statut ak règlement parti bi secrétaire général national parti bi tu vas am doole trop si statut parti bi bon président avant mu def dara te bay waxtaan ak ñun ku nekk mu ngi ko jox sa xalaat
mën na d'accord si lu nu ko proposé mën na am beneen xalaat aussi parce que moom mooy dogal in fine la mooy dogal finalement moom mooy décider puisque statut yi moom ñoo ko jox pouvoir boobu mu décider si commission bu mel noonu parce que moom moo koy signé du man maa koy signé mais moom moo koy signé donc waxtaan nañu bay ñu mujj d'accord si kuréel boobu mais ku nekk tamit am na ñu bëri ñu envoyé ay nit am na ay candidatures yoo xam ni ñoom ñoo bind président wala bind ma ñu bëgg nekk ci liste bi ñuy envoyé ko président am na nga xam ne président moo ko xalaat am na nga xam ne man maa ko xalaat am na nga xam ne ñi nga xam ne ñoom jógee nañu mouvement de soutien mouvement karimiste yi ñoo ko xalaat donc yooyu yëpp du leen di boole liggéey boobu liggéeyu ñëpp la du liggéeyu rek ña nga xam ne ñoo gën a yàgg ci biir PDS wala ña nga xam ne ñoo ngi soog a am ñoom biir PDS wala ña nga xam ne ñoom ñoo ngi ci mouvement yi di tapé ci porte PDS il faut ñi nga xam ni suñu daan gagné ñun ñëpp ñooy gagnandoo du ñu fi yàgg ñi ñu fi gën yàgg ñi du ñu fi gën a bees ñi ñu fi ñëpp daal ñoo bokk mouvement ko soobandoo xàccandoo dóorandoo lay doon voilà ñoom ñoo ko c'est ça le plus important pour man. d'accord alors monsieur le ministre dañu dese ci minute bëriwul 10 minutes la te fii nag damay woo kii bi xam nga yow da ngaa am yu baax yoo xam ndax du rek politique nga mënee bëri nga ay affaire yu baax ay informatique yi ñoomin seen affaire synthèse mën nga ko ma bëgg la jox ñaari affaire yoo xam ne nga liiral ma ko rek ci en peu de mots muy fichier électoral bi ak révision électorale bi président Wade keroog génn na fi benn note jox waa Union européenne 0 ca nanu tëggee audit beeg ñoomin seen mu jox 0 boobu sax daf ci laawaale état du Sénégal maintenant ñun ñuy seen askan wi dañ yàgg dégg yéen opposition bi ngeen di ñaxtu fichier électoral lu ñëw ngeen ni fichier bi fii fichier bi naan fi ngeen fichier te bu ñu leen woowee dialogue du ngeen toog concertation ngeen zappé après ngeen toog di woote ay siti nag fii nangam finalement dañu xamul yéen lan ngeen bëgg dëggantaan Sénégal yi ñoo comprendre lu yéen seen tànk fan ngeen ko bëgg a teg. waaw mais xam nga posé ngeen question yu bëree bëri. waaw yëpp dëgg ñaala ko ci benn. danaa essayer répondre d'abord su lu président Abdoulaye Wade bind. xam ngeen lu ñuy wooyee fichier bi mooy lan mooy yow da nga bëgg a dem voté ji. il faut que ñu jël ci ay pièces ci ay carte d'identité jël ci ay empreintes yooyu yëpp ñu dugal ko ci biir machine ku nekk ku ñëw ñu dugal ko ci biir machine yooyu yëpp moom nu mooy fichier bi ñun fichier bi lan ñu ci wax xam nga informatique nag moo ko réglé bi ci ordinateur la nuy dugal ñu ñëpp suñu ay information alors ñoom du ñu def benn rapport audit mooy du ñu xayma du ñu gëstu daal ci lu nekk ci biir fichier bi nii lu nekk ci biir fichier bi daal lu baax la si téeméer am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yu baax. lu mel noonu daal lu mel noonu nu waxoon. bu président Abdoulaye Wade xool seen démarche ni leen moom daal su fekkee ñoom nii nu ñuy liggéeyee. moom mu nekk professeur la si yooyu si statistique ak si yooyu mu leen moom su leen a noté 0 leen jox 0 sur 20 xam nga 0 sur 20 moom. waaw du liggéey bon mais soo xoolee bu baax. soo bëggee xool ndax fichier bi baax na walla soo gisee nit bu bind nga gis nit ba nga xam ni mi ngi bindu góor ñu génneel ko photo jigéen walla nit ba nga xam ni ñu dem dëkk Touba ñu dem dëkkale ko Mbour walla dëkkale ko Dagana mu dem war a wotee fii Dakar ñu wotele ko Saint-Louis walla Dagana xam nga soo daan def analyse ngay xool fichier bi il faut nga xool erreur yooyu si yooyu am na xam ne erreur la am na xam ni espèce su njuuj njaaj la gaa ñi di def pour par exemple ni il faut que ñu daaneel Oumar Sarr Dagana donc duñuy jël ay junne nit yi nga xam ne ñoo ngi dëkk fii yóbbu leen fee kooku soo daan def audit soo daan xayma il faut que nga génne yooyu nga génne erreur yooyu ñi nga xam ni dëkkunu fa ñu jox leen ay faux certificat de résidence ñu bind leen ci fichier bi accepté fichier bi ñi nga xam ne judduwunu foofu ñu wax ñu juddoo am na barki dem rek ñoom mooy wax xoolal côté Sédhiou am na ñu bari ñoo ngi jógee Guinée ñoo ngi leen di inscrire foofu fichier bi waroon na génne ñooñu fichier waroon na génne ay erreur am na ñoo xam ne seen benn baaraam doxul ñu am seen juróomi baaraam yëpp dugg na seen fukki baaraam yëpp dugg na c'est-à-dire ay erreur ya nga xam ni kenn mënu ko woon xalaat ñu ngi ci biir am na sax bu ñu demee Milan gis ba nga xam ne benn nit ba nga xam ni faatu na yaa ñetti at xam ne juróomi at ñu ngi ci fichier bi indi na empreinte am nan la def bay génne ci bàmmeelam indi empreinte am te ñu ngi ci biir fichier bi donc loolu moo tax ñu ne fichier bi waroon na génne ay erreurs yu mel noonu
donc pour nous tant que génnul erreur yu mel noonu mun nu wax ni fichier bu fiable la te gouvernement bi waroon na ko génnee ensuite ñoom ñu ni Union européenne moom moo def étude bi Union européenne deful audit bi ñoom ñoo def seen terme de référence jox ko Union européenne dafa financer rek dafa wuti xaalis yu mu leen joxe pour ñu def étude boobu te bien que Macky Sall si benn réunion bu nu amoon wax na moom jamais mu dem gis beneen bailleur mu koy def moom Sénégal mooy def yëpp moom rek mën a def yëpp am na xaalis bu def yëpp moom rek dañ ko def loolu nu waxoon bu suñu benn réunion pourtant moom moo njëkk dem Union européenne wuti xaalis donc fichier boobu lu am solo la lu dund si bëggoon waxtaan ñu xayma ko pour ñu dem élection si jàmm ñu leen kañ leen ñu waxtaan ñoom ñu ni seen waxtaan damay répondre si yeneen question ñu ni seen waxtaan bi il faut ñoom ñooy désigner seen ay nit pour ñu waxtaan ñu désigner benn représentant xaw ma un ancien ambassadeur ñu ni nañ toog waxtaan ak moom ñu ni est-ce que waxtaan bi suñu waxtaanee su juree dara est-ce que daan ko appliquer parce que kenn say duñu dem waxtaan ak Macky Sall mu def lu ko neex alors waxtaan bi lu tax ñuy waxtaan su fekkee waxtaan dafay jur jàmm su fekkee waxtaan bi suñu décidé dara si biir waxtaan bi ñu appliqué ko alhamdulilahi rabil alamin su fekkee par exemple kooku ñuy waxtaanal nit ñëpp d'accord noonu kii nit boobu nit ñëpp mën am yaakaar loolu d'accord ñu ni bon comme lii dafa compliqué wala ñu jël benn nit ñun mënuñ désigner kenn donc du nekk suñu biir parti mais dina am nit moo xam ne am na confiance si moom une opposition société civile mën désigner kenn si nit pouvoir bi désigner kenn mu nekk ñett ñoom ñu xool nu nuy waxtaanee ak ñun xam nga loolu lan moo si ensuite ñu ni élection yi quand même su ko naan organisé ministère de l'intérieur ñoom mooy def organisation 30 juillet bi yàqu ministère de l'intérieur moo ko def moom moo organisé jox nit ñi carte bi à 3 jours des élections ñu changé loi bi di léegi su amul carte d'électeur mu nga dem voté ji sans carte d'identité di wax lu ñuy woowee primo inscrit ak yu mel noonu ñu mel nii yàq élections yi kenn mu leen ci jox encore ay élections il faut que ñu waxtaan si bay d'accord si mais loolu ñoom ñu bañ en fait bañ waxtaan ni bon yéen comme opposition yéen bëggu leen ñu bëgg daal nu ñëw jël ñaari nit ñetti nit nga xam ni bon ñu mënuñu représenter opposition ñëpp xam nañu ko man bëgguma di yàq mais ñooñu mënuñu représenter opposition su gisee opposition ba nga xam ni ñun suñu coalition ñu nekkoon suñu coalition yëpp kenn nekk si ñu xam ne am nañu député yëpp presque kenn nekku si ñoom ñu wax représenté ñoom Khalifa Sall ñoom Idrissa Seck yooyu kenn nekku si ñun donc nekkuñu si ñu représenté PUR même nekkuñu si ak ñeneen nekkuñu si après nga nit ñi ñooy opposition xam nga da ngay nax sa bopp wala da bëgg nax Sénégalais yi jaaral foofu pour nax sa bopp mais quand même lu mel ne caution bi nga xam ne ñi ngi koy d'accord nañu léegi ci wàññi ko ñi ngi avancé une somme comprise entre 30 à 40 millions loolu da ngeen di tàccu foofu xam nga du problème du problème mu caution xam nga ñoom ñoo ngi def yeneen xam nga gis naa démb barki démb mooy commencé gis si site yi ñuy def parrainage ñu ni jën ñooy parrainer Macky Sall donc pour ñoom déjà loi bi kenn ñëwagul assemblée ñoo ngi wax ni pour nga nekk candidat il faut que ay nit parrainer la kenn xamul ñaata parrainage kan nan ñuy defee parrainage ñoom ñu commencé nu ko déjà ñoom ñoo xam parce que xam apparemment defoon seen loi seen biir seen tiroir def noonu loi bi te donc ñu ngi changé loi bi ñoom ndànk xam ñoom ñu ngi waxtaan ñii di yaakaar ne ñoo ngi waxtaan wax ni seen waxtaan du jëriñul dara parce que kii mi ngi def lu mu xalaat mi ngi def lu mu yaakaar ni mën na ko yóbbu mu jàll ci élection yi. mais c'est de bonne guerre aussi. mais xanaa quand même démocratie man la mooy démocratie. il faut que ñu dem démocratie mais yéen a def nu mu doon def noo ngeen doon yéen a ko jàngal. non lu jàngeen jàngal ko Ndiou Ndiaye yooyu xam nga fa la nga jàng xëy na si ñoom waa parti socialiste wala yooyu xam ne ñoom la àndal ñooñu ak ñoom Moussa Niass xëy na ñooñu la foofu nga jàng mais pas si ñun. yéen a jégal yéen a ko formé wala ci doon màggee fa yéen a ko nàmpal. xoolal daal ñu ma xool côté bee. xoolal ñu mu àndal daal ñu mu àndal ñooñu daal am na si xam. Sarr ku mën a tooñ nga yéen a ngi fi doon sit-in ajuma bii ñu weesu devant bu ngeen bëggoon ko ci buntu ministère de l'intérieur pour ñaawlu lenn en tout cas pour sàkku ñu jëlee fii ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ginnaaw ay yenn kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko te ngeen amoon ci lu leen naqari lu mel noonu ba ngeen ko defee ngeen sàkk ko ñu tere leen ko ngeen forcé di jaay dëgër fi wala guerrier dem quand même def ko après xoolal li ca am ci ay
ay xeetu ñaawteef école boobu xale yi ñu lacrymogène dal seen kaw est-ce que loolu jaroon na ko ñu tere leen ngeen ñoo tey dañuy dem defi jóg est-ce que loolu ñun loolu la ñuy xaar ci suñuy njiit. d'abord xam nga mbir mi mooy d'abord kenn mënu ko tere. d'abord moom du ni ministre de l'Intérieur moom dafa ñëw toog ci seen télévision ñëw nii moom lu muy liggéey daal moom ministre de l'Intérieur mooy war a organiser élection. moom mu ni liggéeyam mooy fexe bay Macky Sall jàll. donc dana fexe bay ña nga xam ne duñu bëgg a voter Macky Sall am seen carte loolu moom mooy liggéeyam. moom ministre de l'Intérieur bu mu waxee loolu ñëpp wax ni vraiment kii nag toogul place am. matul xam nañ koy waxee en tout cas daal toogul place am. feesul place am. ba ngeen ñëpp journaliste yëpp boo ñu wax ngeen ko ñu ni donc il faut que ñu wone ni vraiment Sénégal yi mer noonu duñu bëgg ñun élection jàmm noonu bëgg loolu kan moo bañ jàmm. ñun jàmm noonu bëgg ñu ni donc comme ñun kii nee na moom fu mu ñu yóbbu jàmm amu fa. ñun du ñuy manifester pour ñu jox élection yi ka nga xam ni mën na tax Sénégal am jàmm. ñu ne du ñuy manifester ñun quand même constitution bi moo ñu jox droit boobu. constitution bi moo ñu bind droit manifestation. constitution tant que dérangé wul trouble l'ordre public. trouble l'ordre public kenn mënul xam nga policiers yu ñu jox yooyu yëpp. ñooñu doon gaz lacrymogène. doon gazé. xam nga ñooñu su leen jël ñu encadré suñu manifestation ñaata manifestation ñu am ndax trouble nañu kenn mënu troublé. kenn moo si blessé kenn moo si gaañu kenn gaañuwul si benn manifestation. bu nu def ba léegi ñoom du ni am na benn bataaxal bu ñu bind ni biir Dakar kenn waru fa manifester. ñu ne ban bataaxal la waaw ñu ne waaw mi ngi ànd ak ñoom. xam nga wax naa ne soo ko xoolee yu bon yu ñuy def yi rek dañuy xoolal ñu ànd ak ñoom. daa comprendre yëpp. bon donc man xam nga man damay wax dëgg. man bala maa dee nga naan doo wax lu ñaaw. waaw mais non xoolal rek. xoolal rek waaw dégg nga wax lu métti. non xool leen rek ñoom ñoo ànd. yaa grande nuance doo wax lu ñaaw waaye doo wax lu métti. non mais donc ñoom ñoo ànd. donc ñun ñu ni am na bataaxal bu ni kenn du manifester ci biir plateau. ñu leen loolu quand même constitution moo ëpp loolu. bàyyi leen nit ñi ñu calmement ñu dem wane ni def si ligne. moo la bàyyi ngeen ko loolu dëgg la. mais non seulement defuñu ko mais dinu ku yëngu ñu dóor ko man xam ñaata gaz lacrymogène nun ma dóor et ensuite bu ñu ko dóoree ba pare doyul ñu dem si biir école topp yenn nit ñi am ñu xam ne ñu dugal xam ne si biir école bi ñu dem ci biir école CP dugal fa gaz lacrymogène. mais su reyoon nit kenn moo koy c'est-à-dire ëllëg xam nga man lay nekk wala keneen mais nii ñu continuer di def ay gaz lacrymogène daan rey nit. xëy na man la xëy na keneen la wala keneen. mais loolu c'est pas normal. c'est quoi démocratie loolu démocratie. il faut quand même nga respecter sa citoyen nga respecter concitoyen yi. loolu moom mooy démocratie te loolu c'est pas normal que ñu ni chaque fois que ñu yëngu. ñu ñuy réprimer mais ñuy réprimer di ñu tiital ndax ay gaz yaa xam ne il paraît que gaz yi dafa saf kaan yi xam ne dafa saf lan mais lu mu mënti saf ñun jaral nañu quand même ñu génne. mais yéen it jaral nañu ñu génne wane ni vraiment. suñu mais yéen da ngeen war a bàyyi maa tey ngeen war a bàyyi yéen tamit maa tey damay def loo ngeen war a bàyyi. non du ni constitution bi kenn warul. kenn warul kenn amul dara. il faut tam ngeen wane benn discipline ba ñu nee maa bañ ay magum jëm ñu leen nga xam gis naa la ngay daw ñu lay ngay dund lacrymogène ngay daw yow pas de croix xam nga yooyu vraiment rafetul tamit si gis-gis man sax rus naa si ak ni ma la bëggee. non man daw ma man dama leen wax ne ministère de l'Intérieur laa jëm dama leen ministère de l'Intérieur laa jëm ma ne gars yi dem ministère de l'Intérieur ñoom ñu leen gauche la ñu avancé jëm ministère de l'Intérieur donc loolu mais parce que ñoom ñoo ñuy tiital. mais nga xam ne vraiment su demee ba ñun duñu en tout cas dono léegi mais daanu continuer ay surtout daanu continuer man nga xam naa di ngeen bàyyi daanu continuer xëy na du aju beneen ajumal mais daanu continuer di def lii bay am vraiment lu ñu bëgg mooy élection jàmm mën a am si réew mi. waaw loolu nag la réew mi soxla alors bii nag monsieur le ministre da nga may sarax rek jatu nu ma dese 5 minutes waaw léegi 5 minutes moo ma dese léegi yéen moom dañ ko def QCM da nga ma naan waaw wala déet alors Khalifa Sall sa xalaat verdict bi ñu ngi koy xaar le 30 mars sa xalaat dinañ ko condamné comme ni ñu def Karim Wade li ñëpp jàpp. noonu la ñuy def ñoom loolu mu bëgg daan ko def. d'accord ba ca des. mooy pour éliminer ko comme candidat. comme d'accord boobu ban na alors ARMP génnal na rapport bërki démboo Ndiaye
dégg nga la ca tukkee encore une fois épinglé na ñu ay DG yu bëri ñoo xam ak ay ministre yoo xam ne ñi ngi ci nguur gi évidemment moom Sayer Niang ma nga xam ne moo jiite yëf ya mandat bi jeex na bu yàgg mais terewul ma nga la ngaamu ci poste ba foofu tamit commentaire dara ñoom ñu def ay njuuj njaaj dara du leen si fekk tant que ñoo ngi ànd ak Macky Sall dara du leen fekk moom mooy seen règlement et ensuite ñuy wax ñoom gré à gré yu ñuy wax yi marché bu dépassé 50 milliards si code de marché Sénégal soo dépassé 50 milliards soxlawoo gré à gré rek la mën nekk amatul appel d'offre su ëppee 50 milliards donc yu mag yëpp gré à gré la te nekkul si dossier yi ñoom ñuy dossier yu leen neex rek nga xam ni bon nëppal ko waaw underground léegi ba ca des avant dernière question mooy keroog ministère des finances génn na woo caméra yeeg rajo yeeg yooyu yëpp fëgg dëndam kontaan daal ne ñoom ñi performance économique yi nga xam ne moom la Sénégal def ci at mi ñu weesu ñoom ñi ngi doon yóotu 6,8 ñu mujjee am 7,2 commentaire. D'abord xam nga ñoom man chaque fois ñoom duñ may jaaxal parce que seen taux de croissance yooyu normalement soo ko daan calculer bu la ko calculer rek sur la base ay prévisions xam chaque fois ñuy wax ne ñoom arachide bi ay millions de tonnes duy augmenter volontairement duy augmenter suñu ay production xam ni du dëgg de augmenter suñu production arachide suñu production riz suñu ay production yoo xam ne def nañu ko fii pour mën a juste augmenter seen taux de croissance parce que taux de croissance mun loo ko def xam sur l'année surtout ñun amuñu benn moyen performant de collecte des informations donc il faut que ñu am quand même au moins 1 an à 2 ans de retard pour xam vraiment les vrais taux de croissance pour mën a yóbbu na du muy naxee président Macky Sall nee na xool daal bu baax mais dafa bëgg daal tabax palais bu bees Diamniadio xam pour moom xam nga du sax moom du fi nekk. waaw moom nee na sax pour ki ngay wutu la. waaw mais waaw pour moom su fekkee dem na dem ak jàmm 2019 lu na dem ak jàmm bàyyi nu ñu tabax Sénégal bu bees. nun ko xalaatee mais quand même tëba daanu daal. parce que c'est d'abord tax réew mi ñoom xam ne réew mi tëba Macky. foo dem yow da ngay dem jàngalekat yaa ngi nii tout est bloqué social bi médecin yaa ngi grève sociale ba voilà le fonds social est en ébullition xoolal ndox mi soo demee unité 26 fii amul ndox xaaj bu guddi ngay yeewu pour mën a am ndox ak yooyu yow nga kontaan di wax voilà Sénégal mais ne courant bi nag suñu benn mbokk moo ko yor de Matar Cissé moo ko yor de waaw suñu mbokk waa Dagana la de. waaw sama rakk la mais ma xaw a taxaw foofu tuuti. non bàyyi ma rombaas. waa Dagana man du ma leen sànni xeer. waaw nan rombaas foofu. waaw mais dama bëgg wax ni Sénégal tey jii Sénégal lu mu méttee. amul la ngay xalaat. waaw quand di def palais présidentiel. di xalaat palais présidentiel fan à Diamniadio. boobu lapsus la vraiment kooku da nga non boobu lapsus la. boobu yaakaar naa ni sax saaga Sénégal yi. non boobu war na tax. Sénégal yi gën a takkuwaat. waaw pour dégager ko. loolu mooy suñu boobu président moom xam naa dafa xaw a daf kii da doon xam nga dafa doon mbalak da doon mbalak noonu rek muy jëm ndax boobu fi amee moom ñu ngi sax dañuy génn taxaw ci xam kenn dafa tabax pale dañu lekk nu naanu ñu amul ndox lekk ñu naan nga da ngay tabax pale bu bees Diamniadio te bi nga yor nii rek alhamdulilah waaw voilà courant yaa ngi coupé ni yaa ngi ci enseignants yi kenn mënu leen waaw médecin yaa ngi ñoo ngi wax école bi plateau médicaux yi nekk si année blanche nu am ñëpp ngi jóg di taxaw waaw kenn mooy ñemee jël benn saaku ciment ni yaa ngi def pale su ko defee moom loolu sañu ko dana xam lu ko si fekk loolu sañu ko président boobu baaxul léegi monsieur le ministre sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo bon man bëggoon naa ñu gën a mën a waxtaan parce que am na point yu bari nga xam ni non bi partie wan la waaw bon bëgg naa ñëw fii ak weer yu néew bon di la gërëm parce que je pense que gëj naa wax comme ça ak sénégalais yeeg sénégalais yi bon ñoo ngi si jamono bu doy waar ñoo ngi jëm si élection aussi ya nga xam ne avenir Sénégal yëpp moom lay posé wu ñu ñaan yàlla mu dimbale nu ba Sénégal am si ndam si jàmm amiin yaa rabbi parce que Sénégal yi quand même bëgg nañu seen dëkk taxaw bëgg nañu Afrique taxaw réew mi naat nun mi naat Afrique vraiment naat loolu nu gëm nun
et yaakaar na ni yàlla dañu dimbale Sénégal yëpp dimbale nu ba ñu egg si loolu mais egg si loolu mooy d'abord 2019 ñu jëlee fii Macky Sall waaw loolu nag xam nga boobu moom booba jar li jënti ñu lay nuyu bu baax di la gërëm ma saa sama mag sama xarit sunu maire aussi ndax ñun Dagana la ñu am sama papa tax ñu bëgg ko ndax moom defe naa bu ñu ko decoon feneen fu dul Waalo du taali et defe naa li gën a neex ci àddina mooy bala quelques mois avant muy làqu Dagana defar ko hommage bu mag te loolu defe naa ni moo tax fa mu nekk daal ma ngay yaakaar nañu ne mi ngi taali bu baax te yow doomam nga woon ñu xam ci dara nga liggéey tamit bu baax a baax dëkk boobu ndax 97 nga ko jël maam Biram wax na ko 96 nga ko jël maam Biram wax na ko ci biir portrait te boobu ba léegi dara ñaawul te defe naa bokk nga ci ñi tax ñu gën a xam Dagana ndaxte avant boo doon wax Waalo leneen nga doon dégg mais ba nga ñëwee macha allah xam nañu daal ne Dagana il fait bon vivre te loolu sa mérite la ñu lay gërëm bu baax nag ndax saa bu ñu la soxlaa rek comme ni nga ko waxee rek Waalo nga bëgg moo tax sa mbokk waalo ngay waxal d'abord le reste nag ñëw ndax loolu ñun suñu Waalo rek la ñu bëgg te ñun ay mbokk la ñun dañuy jàppale di suñu biir donc loolu ma la ci gërëm bu baax a baax di gërëm aussi ñi nga xam ne ñooñu dalal fii ci biir hôtel bi moom itamit nee na jarbaatam nga wax na ko léegi madame Lam nee na ma defal naa ngi sama jarbaat ma ne ko sa jarbaat la waaye man sama mag la kon mu mel ne dërëm bi génnul gaal gi ñuy gërëm bu baax waa hôtel bi def naa décoration yi aaroon moom tey moo ñu yanjalal plateau bi lépp nag mu mel ne yow hôtel Fana daal dañu laa beral loxo tey gis naa ni ñu la teeroo ñuy gërëm bu baax daal ñooñu di gërëm tamit sama équipe bi Jatu Ndiaye sama doom ji mi ngi noonu Abdourahmane bëgg naa trop tey ci son bi man su ma kontaanee wax ko su ma amee lu ma naqari ma wax ko waaw loolu gis naa sa bee passé xam naa ay complicité am na fi ndax la ma waxoon ne gis naa ñu dagg ko mais amul problème daal ma maye ko une fois par année ma def bonne action c'est pas grave donc tey daal kontaan naa Moussa ba nga dagg lii ma wax nag laay xaar ma dem gisee yaa ngi noonu ci borom pinceau yi tey sama make up bi Khadija la mooy borom teint bi moom defaroon sama teint ba da nga ñëw fi naan ma maa tey daf ma ñaari teint Khadija mooy tey dafa xale dafa stressé tey ba may maquillé xamul lu may defaral mi ngi naan ay sa tey bëgguma nga xees tey donc mi ngi nii donc Khadija Diaw sama doom jooju ma koy fóon bu baax a baax di nuyu nag na ko noonu Alaaji Mor Xarm mi ngi noonu ci ginnaaw Moussa Sène yaa nekk ci montage bi Mame Biram Diouf moo nekk kon ci li nga xam ne mooy portrait rek ñoomu seen suñu frère baa ngi noonu Alioune ak Jules yaa ngi noonu donc incha allah rabbi beneen dimanche beneen face to face ku ma fàtte nga ngeen baal ma ndax bopp bi temps yi dafa xaw a culbuté donc beneen dimanche incha allah Mamadou Dia mi jërëjëf ci lumière yi donc mbokk yi beneen face to face dimanche incha allah Joséphine ak Marie Dieng je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain.